salaamaaleykum mbokk internet yi dal leen ak jàmm ci seen magazine société tey dinañu leen xamaleel ak Imam Kanté mi waraloon conférence de presse bu rëy bi Thione Seck amaloon këram. leneen luñ leen di xamalee itam muy Clomid di ay comprimés yoo xamante ni jigéen ñu bari jàpp nañu ne soo koy naan da ngay ami seex docteur ne déedéet mën naa faat sa bakkan. col ko ndaw ñi ak mbirum siif gune yi itam bokk na ci li ñuy waxtaane. mbokku internet yi comme niñ leen ko waxee woon ci tënk colinu ndaw ñi doon lu yéem lool askan wi ndax soo seetloo léeg-léeg saa nga taseeg ak ndaw boo xamante ni la mu sol saaga lañ ci bind wa ilaa yére ba mu sol marque boobu kaka moom la muy def méngoowul ak suñuy valeur loolu waral ñu dem université Cheikh Anta Diop laaj ndaw ña fa nekk ci yan anam la ñuy tànnee seenu colin ñu déglu leen ci micro lan Mbengue Faye. suñ amalee taxaw seetlu fii ci Sénégal mu mel ni colinu ndaw ñi day gën di soppeeku yiw ak orma jeex na tàkk ci seen solin ci jamono yi ñu gis ne sax góor comme jigéen dañuy sol ay t-shirt wala body yu ñuy xaatim ay saaga wala ñuy sol ay marque yoo xam ni ñi leen moom lañuy def wala lañuy promouvoir dëppoowul ak suñ diine wala suñ cosaan ndax topp tendance wala mode ñàkk xam wala tayeef moo jàpp ndaw ñilee ba ñuy soloo nu leen neex. dëppoo wut ak suñu aada dëppoo wut ak suñu colin dëppoo wut ak lu ñu moom ñun dafa am ay valeurs traditionnelles yoo xamante ni dañ ko fi fekk ñu war ko sàmm ñu war di ci dox mais suñ ko bàyyee rek danañ jël loo xamante ni moomuñu ko te li olof di wax rek soo wàccee ci ànd boo dem fekk fa boromam n'est-ce pas ñun loolu moomuñu ko. ñun lu ñu xam mooy sol lu décent mooy sol lu rafet tey boo solee benn yére ñu bind ci loo xamante ni rafetul ki nga jàkkaarloo su ko liiree xam ban impression lay am mënu la juger yow en tant que yow mi ko sol non mais da koy juger selon ko moom ni mu gisee yére bi. loolu en fait comme nga ku si nekk ak sa opinion rek ku si nekk ak ni nga ko gisee ku si nekk ak ni nga ko déggee ak ni nga koy tekkee quand même mais par man. bon gars yi mën nañu ko tekkee loolu quand même mais man pour man yére rek sol yére rek loolu déterminé wul nit ki quand même parce que nit ki mën na ko sol parce que daf ko neex quand même mu sol ko y a rien de mal nga gis yére mu neex la sa yoon nekku ci fii parce que ñun ñëpp ku si nekk yére bi ngay sol logo bi tu ne sais pas fan la jógee mais da nga koy sol tout le monde je dis jesner bi ngay sol motif bi xam nga ce que ça signifie mais da nga koy jënd di ko sol parce que daf la neex ba man noonu laa gisee quand même parce que man nit ki lu la neex rek ngay sol loolu moom ñëpp la quand même ku si nekk li la neex ngay sol yor sa xaalis dem di jënd la neex ngay sol autre chose aussi am na ñoo xam dañ koy sol c'est pas parce que dañ ko bëgg wala parce que dañuy prôner action boobu wala dañuy prôner lobby bi je sais pas quand même parce que tey jii mën nga. moo ko am na ñoo xam ne dañ koy sax pour le fun voilà am na ñoo xam ne dañ koy parce que seen fan des fois ça outrepasse même à la naïveté en quelque sorte parce que je sais que ne jamono bu ñu toll nii dañoo toll benn monde c'est un peu perverti donc les gens ne font pas la différence entre le bien et le mal. Et surtout quand on a la perte des valeurs qui sont là, je pense que c'est quelque chose de loo xam ne c'est à déplorer parce que dañuy gis jeunes yi surtout au Sénégal en ce moment avec les fans et tout ça, que ça soit dans la musique ou bien dans les séries ou les exemples que cela soit dans le monde audiovisuel, les gens ont tendance quand même à s'habiller de façon mal. Peut-être qu'ils font pas en quelque sorte attention à ce qu'ils portent parce que pourquoi? Parce que c'est pour le fun, c'est pour le pub et pour le buzz en quelque sorte. Je pense que c'est tout simplement ça. Mais bon, actuellement nii ñu toll nii ci jamono ji vraiment yëngu-yëngu yi bari na trop ba jeunes yi ci bari fi mu nekk nii xamatuñ fu ñuy teg seen tànk te comme li ñuy wax rek dañoo royo ba dàq maanaam dañoo fàtte li nga xamante bi nii ñun moom lañ créé li ñu sunu maam yi joxoon ñu fekk ko fi dañ koo jël ñu jël ko teg ko nale indi leneen loo xamante bi nii ñun moomuñu ko beneen culture jàmbur la ñuy utiliser fàtte suñu bos cause pour laquelle nag situation yi actuellement nii ku ci nekk da ngay sol loo xamante bi nii xamoo lu mu signifié xamoo lu mu doon nga gis benn mbubb xamoo luñ ci bind pour yow définition boobu sax doo dem saytu loolu ba xam lan la lii di tekki mais yow defoo ko da nga koy jël rek nga sol ko noonu topp engouement bi loolu jàpp naa ni bokk na ci li nga xamante bi nii waral na ko ñàkk xam daal li ngay def daal waral na loolu.
bu ñenn ñi jàppee ni ñàkk suñuy valeur moo waral tendance sol lu la neex am ñeneen jàpp ni yére rekk la bu xotteeku bu ñu xaatim ay saaga sol ko taxul ñu bon. L'habit ne fait pas le moine waaye itam c'est par son habillement qu'on reconnaît le moine. suñu sukkandikoo ci suñu ndaw yi li ñu wax sol ab marque wala ab logo taxul nga def li borom di def ndax tubaab nee na l'habit ne fait pas le moine. am na leneen loo xamante ni it jamono yi ñu toll mi ngi lëmbe société bi muy Clomid. Clomid doon ay comprimé yoo xamante ni jigéen ñu bari dañoo jàpp ne soo koy naan rek dangay am ay seex waroo lool ak li docteur Diop di gynécologue wax ñu teewlu docteur Diop. Clomid benn garab la normalement kenn warul jaar ci tur bi parce que turu spécialité la soo jaaree ci tur bi dafa mel na ngay defal publicité ki koy jaay. garab bi tur scientifique bi mi ngi tudd citrate de chlomifène nekk benn garab boo xam ne hormone la donc ñu koy utiliser gynécologue yi ñoo ko fa utiliser pour dafa am jigéen yoo xam ne dañu am feebar yi nga xam ne chaque weer du ñu ovuler ovulation mooy maanaam nen bi nga xam ne jigéen daf ko war a nen pour que su seeg jëkkëram si yàlla andee mën a am doom jigéen yoo xam ne am na yenn feebar seen yaram yoo xam ne ñoom du ñu nen boobu amuñu ko wala suñu nenee nen boobu tamit nen bi du nen de bonne qualité baaxul. donc Clomid dafa ne garab boo xam ne pour dimbali ñi nga xam ne seen nen baaxul wala seen li ñuy nen doyul pour mu jàppale leen pour ñu mën ci nen. lan moo tax ñu bëri jàpp ne Clomid garab la boo xamante ni daf lay dimbali pour nga am ay seex. déjà normalement Clomid soo ko waree jël médecin moo la ko doon prescrire waroo ko jënd sans prescription médicale waroo ko naan tamit te sa médecin bindul la ko parce que hormone la te hormone kenn du ko fooyee mën nga ko naan muy la yeneen gàllankoor wala yeneen effets secondaires yoo xam ne mën nga sax ñàkk sa bakkan benn. deuxièmement de temps en temps di nga jox nit Clomid pour dimbali ko pour mu mën am doom facilement yàlla def mu far amaale ay seex mais am seex ci kaw Clomid du Clomid bi moo tax nga am seex bi accident la. nga jël Clomid bi fekk nen bi nga waroon nen booleeg nen bi la Clomid bi nen loo ñaar ñi bokk nga am seex donc jël Clomid nga am si ay seex c'est un accident c'est un effet secondaire donc waruloo jël Clomid bi pour am genre seex yooyu noonu surtout su nekkee médecin bindul la ko. ci ban circonstance bu précise la ñu mën a war a prescrire patient bi Clomid. balaa nga del Clomid da nga war a def d'abord échographie. médecin bi xool sa butu jurukaay ak sa butu nenukaay xool ndax dafa am ay kyste xool ndax dafa am fibrome xool ndax butu jur nenukaay bi ni muy dexee baaxul ensuite mu defal la bilan sanguin xool am na ay affaires yu ñuy xool sa yaram lu mel ni prolactine lu mel ni sa hormones yi xool na hormones yi ngi dox normalement ci kaw boobu su médecin bi gisee nag ne que yow sa cycle ni muy defee normalul et que di nga toog ay fan yoo xam ne wala ay weer yoo xam ne doo ovuler bu boobaa ci la mën a prescrire Clomid mais ku deful bilan médical ku deful bilan sanguin échographie ak bilan sanguin waroo jël Clomid. docteur ci yan conséquences la Clomid mën a jural patient bi. soo jëlee Clomid te médecin bi la ko première conséquence mooy mën na la jox biir yu métti tar te biir mën na métti mën na la aussi jox li ñuy tuddee syndrome d'hyperstimulation hyperstimulation mooy nen yi sa yaram doon génne au lieu mu génne benn nen wala ñaari nen mën na génne ay juróom benn nen wala ay fukki nen yoo xam ne dafay créer benn genre ndox bu bëri sa biir de telle sorte que mën nga sax ñàkk sa bakkan donc Clomid bi soo ko jëlee te médecin bindul la ko te jéemuloo xool ndax sa hormone li muy doxee normalement mën nga si dem ba am feebar boo xam ne sa biir dafay néewi am ay nen yu bëri yu nekk sa biir te suñ si teelu lay jóg mën nga si ñàkk sa bakkan. docteur est-ce que mën nañoo jàpp ne triplé yi nga xamante ne dañoo bari léegi ak siamois yi nga xamante ne commencé nañu am ak les bébés yi ñuy woowee les bébés sirènes du ay conséquences yu négatives yoo xamante ne Clomid moo koy causé. non Clomid bi du joxe ay bébés sirènes du joxe ay siamois wala yu mel noonu am ay xale bu am malformation am na garab yoo xam ne day joxe malformation am na garab yu mel ni produit yi ngay jël pour su nekkee da nga am picc sa kanam day joxe malformation xam ne nekk yenn produit yi neurologue yi di joxe su nekkee da ngay am épilepsie wala di say di joxe malformation yenn garab yu ñuy joxe pour arrêter wàccu su nekkee da nga ëmb di wàccu day joxe malformation yenn garab yu ñuy joxe pour que sa deret bañ way bu ëpp anticoagulant dañuy joxe malformation donc lekk kew xale jigéen ñi biir yi lekk kew day joxe malformation donc ñun xam nañ garab yu joxe malformation ci bébé bi mais Clomid bokk si Clomid bokk yu joxe malformation donc comme ni ma ko waxee sànq balaa ngay jël Clomid da nga war a gis que docteur parce que xëy na tamit du joxe malformation mais mën na indi yeneen conséquences yoo xam ne mu ngi gis nag sa bakkan
triplé yi nag tax mën nañoo jàpp ni ay conséquences yu positives la ñu pour clomide. déedéet triplé jël clomide tamit du joxe triplé soo amee soo mën nga am triplé te jëloo clomide am na fi comme mën nga jël clomide am si triplé mais comme ni ma ko waxee sànq accident la et non seulement accident la mais am triplé ëmb triplé c'est dangereux dafa nekk ëmb boo xam ne bon certes dina am de temps en temps mais dafa nekk ëmb boo xam ne soxla na benn prise en charge boo xam ne soo ko si amulee yow wala sa doom mën nañ si am ay conséquences wala mën nañ si am ay gàllankoor. Les enfants sont des bénédictions de Dieu. am leen sa biir kër neex na lool waaye mbaa jar na ngay def lu mën a faat sa bakkan. cas de viol yi bari lool ci réew mi jamono yi ñu toll te li ëpp ci xale yi ñuy violé 2 ñett jàpp ñeenti at lañu am xale yu ndaw yooyu naka la leen société bi ak seeni wayjur war a taxawoo ba duñu ragal a génn duñu ragal a jàngi mbaa bu ëllëgee sax duñu ragal a sëy ñu déglu ci Serigne Mor Mbaye di psychologue clinicien Serigne Mor Mbaye day yëngatu ci taxawtu tànk boo xamante ni dañu koo sàkku topp ko taataan ko ba bu ëllëgee mu delloosi ko ci société bi ñu déglu ko ci micro Mariam Camara. xale yi ñuy sàkku dañuy faral di am ñaari métit ci seen wàllu yaram waaye itamit ci seen wàllu xel psychologue clinicien bii di Serigne Mor Mbaye mu ngi ñuy xamal liggéey gi muy def ngir mën a accompagner xale yooyu nga xam ne dañu leen sàkku ba pare. xale yi ñu sàkku li ci gën a metti am nañu mettit ci seeni cër kooku mooy partie médicale bi waaye am nañu mettit ci xel ndax am na loo xam ni da leen di day lëmbaaje seenum xel ba léegi-léegi mu indi leen ci ay état yoo xam ni sax yu doy waar du ñuy defe ni du ñoo dof nit dox ne indil ma doomam ni ma professeur yow de da ngay faj dof ndax kii nag damaa defe ni dafa dof ndax dama koy dëbbloo roof mu jël kuur gi dëbb ba ci ak mu aj bëti soo ko yónnee ci biir néeg bi da ngay toog ba fàtte ko sax fekk ko fa dama ko fekk mbéj ko waaye nag damaa defe ne rab yi bàyyi ko topp ndekete xale ba am na benn tonton saay benn samba booy bu dëkk ci kër gi loué fa du jóg ci xale bi guddi ba nday jeeg baay bi ñibbisi ndax xam nga da nga nekk ci réew moo xam ni kenn xamul réew lan la waaye carte ak càcc njaayum po nag làqarti nit ñi suñu xëyee suba du ñuy dox di daw lu ñu am ba ngoon du ñu mën a wattu seen doom da nga wax bi li ma la wax xale boobu wane na ci melokaanam ay jikko yoo xam ne dafa mel ni ku dof ku jànnaxe mais fekk ni mettitu xel bi moo ko jàpp moo tënk cër yi moo tënk xel mi donc waajur bi moom comme xamul li muy seet rek mooy kii de rab ko jàpp mais li ma ci gis mooy xale yoo xam ni guddi dootuñu mën a nelaw du ñuy ragal nit du ñu xeeb seen bopp am na ci ñoo xam ne dañuy dem ba ci yàgg dootuñu sangu mais su fekkee ne du ñuy jàng du ñuy dem ba ci yàgg njàng ma dana nërmeelu ndax xel mi mooy jaxasoo donc man ci sama wàllu bopp li may def mooy déglu leen ba mën a ràññee lan la sàkku bi ñu leen sàkku def ci seenum xel ndax li ci ëpp soo leen laajee ki leen sàkku doomi néeg la ndey la baay la sëriñ daara la maître école la donc ñi xam ni ñoom lañu amoon yaakaar ci ñoom ñu aar xale yi ñoom ñooy sàkku xale yi loo tax man leen seen réew mii réew bu doy waar la ndax réew su demee ba xam ne lii alalam muy gone mën nañoo nekk ci lu mel noonu day doy waar alors soo ma laajee waajur bi ci boppam moom day seet ba xam rek cër yi lu ci nekk est-ce que xale bi moom ba tey naw gaa ngi ceem déet loolu moo ko gën a yitteel mais melukaan wi xam ni mu jikko ji muy soppi ci moom xelam mi xam ne moom la lëmbaaje kooku lu ci bari waajur duñ ko xool donc loolu mooy suñu cër jox leen i tegtal ba ñu xam ni lii lu weesu ñu seet yaram bi lu ci nekk il faut que ñu jàpp seet ba xam xel mi lan moo ci nekk ba dëfal ko ba xale bi mën a wéeg métit xel woowu nekk ci moom loolu ñun dañ ko def mooy paj mi xam ni moom la ñu def lu weesu man mii may faj maa ngi xuus ci biir askan wi di leen jéem a yee ngir ñu ñaaw njort gi mooy yow nga xam ni kii nga jur yow mënoo fexe keneen mënu la cee wutu alali goo ca lex ba sa doom ji dangaa war a fexe ba di am ay jataay ak moom ngir ràññee luy soppiku ci jikkoom su fekkee ne dafa am lu ko tiital nga mën koo ràññee loolu laay wax waajur yi fu ma toll yaa
mat na fanweeri at ak juróom-benn man mii maa leen wax ci réew mii ni leen il faut un vaste programme d'éducation des parents maanaam nañu fexe ba jàngal waajur yi nan la ñuy toppatoo seen doom yi ndax léegi être parent c'est presque un métier des koy jàng. moom Serigne Mor Mbaye mu ngi ñuy xamal ne mettitu xel bi nga xamante ne xale yi ñu sàkku dañu koy àndal bu ñu leen taxawu nag mun na yàq seen àdduna. taxaw suñuy tuut tànk sàmm leen di leen aar lu ñu war la ndax sàmm say ndaw réew mooy waajal sa ëllëg li ñuy tëjee suñu magazine société tey bi mooy portrait Imam Kanté mi nga xamante ni fan yee ñu génn lëmbe woon na lool suñu journaux réew mi ñu ànd ak Mariam Camara mu wan ñu beneen xar kanamu imaamu point E bile nga xam ni expert la en sciences environnementales ak économie solidaire. expert en sciences environnementales et économie solidaire imaamu point E bi di wuyoo ci turu Ahmadou Makhtar Kanté bari na lool ci li ñu koy tudd fan yi li ko waral nag di ñaawlu gi imaam di ñaawlu promotion LGBT fii ci réew mi te ñu ciy tudd wéykat bi di Wally Seck moom Wally Seck sax daa dee porter plainte kii di imaam Kanté mu jéega mu daa di retirer plainte bi coow li nag daa di bari lool tax ab laaj samp kan mooy imaam Makhtar Kanté. Imam Kanté en fait moom lañ ma miinee depuis les années 86 ndax li ma doon jiite ci jàkk ji fii université bu Dakar parce que ñun ñoo fondé association bu ñu tuddee AIMUD association des étudiants musulmans de Dakar bi nga xam ni ñoo dox ba jàkka ji nekk université tey jumaa ji fa nekk tey sotti mais sama tur complet mooy Ahmadou Makhtar Kanté maa ngi juddoo fi Dakar en 65 11 novembre 65 mais Thiès laa màggee parce que sama papa cheminot la fa la defee carrière am ma jàngee fa jardin d'enfants dugg naa jardin d'enfants parce que cheminot yi dañoo amoon école bu mel noonu ma def fa aussi école primaire def fa lycée Malick Sy Thiès. mais parallèlement maa ngi doon jàng tamit rap ak jàng daara alquran loolu nag dama ko mës a boole dafa mel ne daal dafa am lu ma doon wax ni na nga téye ñaar yëpp maanaam cursus occidental bi ak cursusu islam bi donc dama ko mës di boole ba ma nekkee Thiès maa ngi doon jàng de façon informelle ci oustaz yi xeetu xam-xamul islam yëpp fiqh tafsir bu ci nekk am na ñenn ci ay oustaz ñoo xam ni dama leen doon topp saa su ne ay ati at di jàng ci ñoom bi ma ñëwee def sama bac tam ñëw fii université Dakar année blanche am ma dem Maroc def fa 4 ans yu tam ma dem ci daaru Qur'an yi foofu ci suyux yi di fa gën a jàng defoon naa aussi formation imam fii institut islamique ak université bu Médine ma continué nag sama jàng di def science def ci maîtrise Maroc bi ma dellu see en 94 ma def concours institut des sciences de l'environnement ISE ma def fa un DEA déjà en 98 maa ngi ko tuddee woon éthique de l'islam et environnement après bi ma fa paree ma liggéey dans le développement local ci ONG yi ay décentralisation gestion ressources naturelles après ma dem en 2009 ma dem France def benn master 2 en économie solidaire ma travaille sur le changement climatique la sécurité alimentaire donc lépp lu jëm ci ay développement local décentralisation ak wàll boobu expert laa ci côté académique côté islam nag am naa ci fondamentaux yi jàng ko mën a exploiter textes yi ulama yi bind en arabe su ko defee je travaille surtout nag ci diggante li ñuy wax islam ak le monde contemporain xew-xewu jamono yi dama ci xalaat parce que kenn mënu ko xalaatal suñu place boroom xam-xamu démb lu mu nekk boroom xam-xamu démb la boroom xam-xamu ëllëg ñëwagul kon jamono ji ñun ñoo ko war a wutal xam-xamam gëstu ko ba lépp lu fi nekk ñu jàngat ko ci l'islam loolu moom dama ci gën a def sama doole ak sama temps man mën naa wax ni expert senior la en environnement et en économie solidaire parce que mën naa wax ni ça fait 20 ans may travailler dans le domaine de l'environnement tey jii je suis sur la liste des experts nationaux en environnement ministère de l'environnement économie solidaire tamit benn yi ko xam fii di ko jàngale ci Sénégal ci laa bokk parce que xam-xam bu bees la kon wàll boobu noonu la demee nekk naa tam écrivain ñëpp xam nañ damay bind il y a 3 semaines rek bind naa benn téere le calcul astronomique pour les mois lunaires nga xam ni boo amul ay base scientifique en astronomie doo ko mën a comprendre boo amul ay base charia tamit doo mën a boole livre boobu moo tax sama benn xaritu tubaab dama ko doon wax ma ne ko mais est-ce que nekkuma di am problème parce que du ma mufti ci l'islam
ba pare tam du ma un grand astronome ba pare may bind livre bu mel nii mu ne ma li ngay bind nii amu ci kenn ku ci nekk spécialiste parce que da ngay boole xam-xam yu bari loolu lu ci waay góorgóorlu rek yàlla defal ko ci waxuma la sax science yam ci mais science sociale philosophie ak science sociale dama bokkoon ci école doctorale Sémou Pathé Gueye comme auditeur man maa ñëw ne ko may ma bokk ci école doctorale bi jàng naa lu bëri ci moom Souleymane Bassirou Diagne suivre naa ko 1 an 2 ans di ñëw suivre ak ay étudiants am école doctorale en philosophie donc loolu moo ma def ouverture aussi bien en sciences dures comme en sciences sociales et en philosophie plus maintenant les sciences islamiques. ma wax benn yonent boo xam ne dafa tëddoon këram tàmbalil Nuux ba ci Muhammad sallallahu alayhi wasallam wax ma ci benn yonent bu tëddoon këram ñoom ñëpp dañoo demoon ci biir peuple bi di wax ak ñoom di leen wax jaamu leen yàlla di leen wax teg leen justice moytu leen tooñ et cetera kon man li ma nekk nii loolu mooy continuité li yonent yi nekk ñi ci nekkul kay ñoom ñoo war a expliquer lu tax ñu jàpp seen bopp kon engagement boobu foofu la jógee pour man islam dafa ñëw pour defar suuf defar nit ñi parce que diine dafa wàcc pour ñun donc dañu war a jàng l'islam mën a defar société bi borom xam-xam yëpp d'accord nañu ne boo nekkee rek lu ñuy wax saalix mooy nekk ku baax doyul foog nga nekk muslih kuy baaxal def islah baaxal def lu ñuy wax tamit ihsaan rafetal kon loolu lu war la alquran tam mi ngi wax ne ñun julli dañu war a def al amru bil ma'ruf digle lu baax wan nahyu anil munkar tere lu bon yéen sa salam ne ku gis lu bon na nga ci def loo mën soo ko mënee dindi ak sa autorité wala sa loxo nga def ko bu dul loolu nga wax ci bu dul loolu nga bañ ko ci sa xol kon amul fenn fu ñu mën a layalee seetaan ci l'islam seetaan mënuñ ko layalee fenn xanaa da ngay fekk lu baax nga gën ko baaxal wala nga fekk lu bon nga wax nañ ko fi jëlee mais seetaan moom amul fenn aussi suñu dëkk yàlla baaxee nañu ñu am constitution boo xam ni dafa jox citoyen bi ay droit yoo xam ne am na yeneen dëkk yoo xam ne amuñu ko kon tam chance la pour man tey ji am na dëkk yoo xam ne imaam ñëwee foo wax sax lu dul nañ julli nañ woor kon tam damay profité ci situation bi nga xam ne am na fi mooy que de liberté en tant que citoyen donc sama engagement ci ñaar yi la basé wu engagement boo xam ne l'islam laa koy layele l'islam dafa bëgg ñu defar lu baax ci kaw suuf si waaye itam maa ngi koy layele citoyenneté boo xam ni constitution moo ñu ko may en tant que citoyen bu nekk luy xew ci réew mi am nga droit xool ko joxe ci sa xalaat jafe na jafewul mooy que li ma war a taxawee ci wàllu diine ji bu jotee rek ma taxawee ko sama kéem kattan xam nga léegi ñëw ngeen léegi nii gis ngeen ma jiite su ma waree absenté ma wax ko naayib bi ak ñeneen ñu jàppale ma ci kon tam l'islam dafa am flexibilité boobu su desee loolu nag liggéeyu l'islam effectivement du rek liggéeyu jàkk mooy li ma la wax yonent yi dañu doon dem ci mbedd yonent sa salam nekkul woon journée bi yëpp doonu ko woon toog jàkka ja kon nag damay génn te su ma xasee ba génn jàkka ji rek damay confronter les mêmes problèmes de société que yow parce que damay génn léegi benn oto bëgg ma mbëkk fii ndax amul frein ma xam ne kon problème bi am na loolu war naa cee wax ma génn gis ñaari nit di xeex fële war naa dem atte ne leen bu leen gaañante ma romb fële dégg benn waaye naan xaw ma lan ma ne kon Sénégal lan moo xew ma bëgg a añ dem fële ñu ne ma 2000 man yorom añ mais 1000 francs war nañ ci mën a añ Dakar kon prix bi cher na pouvoir d'achat kon su ma xasee ba génn jàkka ji fii rek damay affronter tous les problèmes de société kon dama ciy xalaat di ci wax tous ces problèmes là m'interpellent loolu moo tax presque chaque jour ma posté dara parce que chaque jour am na la vie de société buy évoluer ma war ci wax li ma jàpp ne day defar li ñuy wax islah boobu ak ihsan li ma jàpp ne day defar ma wax ko ci. ni ngeen ko déggee moom Imam Kanté di ku yàgg fësal lii di engagement citoyen mësul gëm ne ab imam dafa war a des ci rukkam maanaam gérer jàkka ji dafa jàpp ne lépp loo xamante ne soxal na goxam daf ko war a yitteel. suñu xoolee jaar-jaaru bi la imam war a xam ne jàng ami compétence waroowul ak xam sa diine. chers internautes lii lañ leen indiloon tey ci seen magazine société ci kàddu gi Ndiara Thiam Ami Daffé ak Ami Nguer ñoo fare woon ci technique bi ñu leen di jaajëfal.